jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte nu ñu koy defee di leen dégtal seen émission autour du micro tey nag dinañ waxtaanee lu bari mbiru Khalifa Ababacar Sall ndax ki ñu dalal tey jii suñu biir émission mooy Babacar Thioye Ba bokk ci cabinet Khalifa Ababacar Sall nekk tamit conseiller politique conseiller juridique Babacar maa ngi lay nuyu jox la kàddu gi nga nuyoo ak mbokk ñuy seetaan. maa ngi lay nuyu Pape Alé maa ngi lay fay. di la gërëm ci dalal bi nga ma dalal yow ak say ñi nga bokk ak liggéey bi du nuyu askan wi moo xam ñi nekk ci biir réew mi la wala bitim réew ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. Babacar ana Khalifa Ababacar Sall Sénégalais yi nee nañ kenn gisu ko. Khalifa Sall kay nit ñee ngi koy gis Pape Alé Khalifa Sall man mii di wax ak yow rek daanaka démb ci guddi gisee naa ak moom fan yi ñu génn def nañu ay réunion ak moom. te semaine yi ñu génn ñëpp gisoon nañ ko dem na fi Parcelles Assainies dem na fi Guédiawaye dem na fi Tivaouane te gannaaw loolu am na yeneen yoon yu muy wàcc incha allah ci biir réew mi. est-ce que sénégalais bu ñuy wax loolu du gën ko gis mu gën a présent sur la scène politique moo tax ñuy wax ne ana Khalifa Sall génn yooyu day mel ni day génn rek du gàtt. waaw xam nga nag ku waxal yàlla rek xam ne Khalifa am na loo xam ne moom ñëpp xamee nañ ko ko. muy lan. mooy ba mu nekkee en responsabilité ñu dénk ko mairie Ndakaaru ñëpp xam nañ ne moom kàddoom vraiment bëriwul woon waxam bokk bëriwul woon dafa nekk nit ñoo xam ne la muy liggéey da koy liggéey ci dal ci tey bu ñoree mu doog ko yëgle c'est-à-dire moom dafa jàpp ne politique du lu xew rek nga wax looy wax lu ne danga koy waajal te boo koy wax day fekk mu amal solo askan wi donc bu dee ci wax ji la ñu gisul Khalifa loolu moom daanaka sénégalais yi war nañ koo miis ci moom waaye foog naa ci jëf ji moom nit ñi ngi commencé gis taxawaayu Khalifa Sall ndax la mu nekkoon démb tey la ci gën a dëggu tey la ci gën a taxaw. même conviction yi la yor. dara soppeeku wu ji Khalifa Sall wax na ko keroog le 21 octobre 2019 am na ñetti yóbbal yu mu ñu joxoon bu ci njëkk bi daf ne woon moom socialiste ñun ñu ànd ak moom ay socialiste mi benn mu ne ñaar tey la gën a am taxawaay ci kujje gi. ñett. conclusion assise nationale yi nga xam ne ñoo ci d'accord ñun ñëpp daanaka tënk ko tey li ko gën a def loo xam ne moom lay seet pour li nga xam ne moom la bëgg proposer Sénégalais donc ma jàpp ne taxawaayam amul dara lu ci soppeeku gannaaw xanaa kay dañuy jàpp ne dafa gën a dëgëral taxawaayam maintenant nag bu ñu comparé Khalifa Sall ak acteurs politiques yi fi nekk. mën nañ jàpp ne peut-être am na lu des ci taxawaayam mais loolu moom jikkoom la te jikko boobu foog naa moom la ko Sénégalais yi nawee en tout cas. man jàpp naa ne taxawaayam tey dara soppeeku ji waaye li am solo mooy mu dëgëral ko ba nga xam ne sénégalais yi du ñu réeree mbir ne Khalifa la mu nekkoon laata muy dugg fa mu duggoon ak tey fa mu nekk ba mu génne dara soppeeku ji. mais ci loolu sénégalais yi dañuy wax ne xam nga réew walla situation politique bu nekk dafa am lu muy laaj ci taxawaay des fois mutisme moom da leen di jaaxal. boo sénégalais di wax na mais lu xew. waaw mais xam nga aussi dafa am loo xam ne dañ koo tàmmoo fii ci Sénégal te mu doon loo xam ne Khalifa doxalewul noonu dañu jàpp ne politique boo leen bokkee parti wala mouvement ku ko jiitee rek la ñu war a dégg wala moom la ñu war a gis. mais duñ dégg ñeneen moo tax. si ñu ngi dégg ñeneen yéen a ngi dégg Moussa Taye yéen a ngi dégg Babacar Thioye. ñu ngi lay dégg maa ngi fii toog. waaw démb dégg ngeen Bassirou Samb. dégg ngeen Cheikh Gueye. di ngeen faral dégg Barthélémy Diaz ñun façon bi ñuy defee politique. naam Khalifa mooy suñu njiit waaye dañu yaakaar ne njiit yooyu nga xam ne dañu leen jël def leen nii yàlla ñun duñu doxee noonu ñun dañuy ànd nawle la ñuy ànd Khalifa mooy suñu njiit la ñuy bokk di mëbët moom mooy porte-étendard bi waaye xalaat bi benn la te yaakaar nañu ci ñun ku ci nekk am nga pas-pas boo xam ne war nga mën a gàddu kàddu mouvement bi siwal ko yaatal ko du rek comme ñi ci bëri lañuy def que jiite rek moom la ñu war a gis moom la ñu war a dégg parce que loolu bi ñuy doxalee noonu ci biir parti war nañu ragal trop ñu doxalee noonu ci biir nguur bis bi ñu jotee ci nguur gi. waaw moo tax du suñu démarche ñun. waaw mais est-ce que du tëju kaso bi tamit moo am lu mu damm ci moom. yàlla tere parce que xam nga tëjum kaso bi moom man dama ci jàngat loo xam ne dafa tax may mu gën a fonk Khalifa Ababacar Sall. muy lan. ñu bëri mu dooree ca ñu ko tëj ci kaso ak ñu ña leen ko xelal dañu yaakaaroon ne bi ñu jëlee Khalifa Ababacar Sall dugal ko ci kaso benn weer ñaari weer rek la ñu bëgg ci moom dinañ ko am mu won leen capacité de résilience boo xam ne man mii sax
man mi ko xam ko bu baax man mii sax jaaxal na ma parce que ku ñu yaakaaroon ni ñaari weer nga def ci kaso bi abdiqué nga def ñaari at ak genn wàll am dëgërlaay boo xam ne ku ci nekk ci ñun ku ko seeti au lieu nga koy dalal wala nga koy masaw moom moo lay dalal moo lay masaw parce que boobu dafa amoon ñaari wéeruwaay benn wéeruwaay bi mooy ngëm gi mu ngëm yàlla. benn wéeruwaay bi mooy ay conviction politique am gëm bi mu gëm ne lii mu nekk ci loolu la war a nekk waru nekk ci leneen ñaari wéeruwaay yooyu nag ba mu ko amee ci biir kaso bi moom la génnewaale ba pare fekk ci biti ay sénégalais yoo xam ne dañu am yaakaar ne Khalifa Ababacar Sall bokk na ci ñu war a defar réew mi wala war na defar réew mi donc boo amee ñetti dëgër laa yooyu sa taxawaay day gën a dëgër man jàpp ma ne Khalifa Ababacar Sall dafa am dara lu wàññeeku ci ginnaawam rawatina nag li nga yaakaar ne kaso bi mun na wàññi ci moom dara déedéet gisuma dara lu soppeeku ci jikkoom au contraire dama gis ne taxawaayam dafa gën a dëgër waaye li ëpp solo xam nga noppi rek du problème bu doon dafa noppi te jëf topp ci sax ñu mën ko def problème waaye wax naa la sànq ne la noppi bi nga xam ne noppi na ko. yamul ci loolu dañoo toog di nas parce que li am solo tey du rek lu xew nga wax ci waaye li am solo mooy nga wax sénégalais yi yow nan nga gisee réew mi nan nga gisee teyu réew mi ëllëgu réew mi nan nga gisee ànd ak sénégalais yi pour ñu defar ma mën la xamal fii ne ñun tey li nga xam ne mooy suñu mbëbët mooy lii ñu bokk mi taxawu Sénégal. nan lañ koy defaree jëmmal ko ñoŋal ko ba nga xam ne day nekk un mouvement politique boo xam ne valeurs yi ñu bokk ñun ñëpp dinañ ci mën gis suñu bopp benn. ñaar sénégalais yi nga xam ne dañu am yéene ci ñoom am yéene ci réew mi yéene boobu ci lan lay tënku lan moo koy lal ak lan mooy objectif am. ci loolu lañ nekk di liggéey bis bu ñoree nag ñu yàq ko ña ko war a wax dinañ ko wax te dina bokk ci ñu ciy wax Khalifa Ababacar Sall may fàttali rek ne ci côté boobu tey dañoo am un régime boo xam ne mi ngi ci bopp réew mi daanaka depuis su ma juumulee. 8 ans 2012 ba léegi. waaw 8 ans. 8 ans am na muy doxalee politique ñun yaakaar nañ ne du noonu baaxul moo tax ñun ñu ngi réfléchir ci naka la ñu war a mun defaraatee réew mi d'abord dooree ko ci dajalewaat Sénégalais yi jubóole leen boole leen ci benn gëm-gëm parce que ay nit bu ñuy ànd dañuy bokk li ñu gëm bokk ay valeurs yoo xam ne mooy seeni valeur commune parce que valeurs yooyu ak loo mënti def ci biir réew moo xam ci économie la moo xam ci transport la moo xam ci éducation la bu dee amul benn socle de valeur boo xam ne déggoo ngeen ci déggoo ne yéen ñëpp sénégalais ngeen que Sénégal moo leen tax a jóg. ak loo leen mën a nas leen du sotti moo tax ñun ci loolu la ñu nekk di liggéey incha allah ci fan yu néew wala ay bés yu néew suñu projet ak suñu mouvement dinañ ko ñoŋal ba nga xam ne lañ ca war a wax sénégalais yi dinañ leen ko waxal. moo tax man tekk bi nga xam ne tekk nañ ko Khalifa Sall tekk na ko pour man tekk boobu warul nekk problème ci biir tekk bi kay ndax ñi ngi liggéey. loolu moo am solo te mun naa la wax ni fii ne ñi ngi liggéey ci biir tekk boobu. liggéeyu suuf liggéeyu suuf. mais est-ce que mesuré ngeen degré de violence bu nguuru président Macky Sall su ma nee degré de violence mooy nguur goo xam ne amul benn jomb ak yooyu pour toroxal un adversaire politique am wala yooyu war ngeen xam dara. ñun kay gëmuñ ko sax dañ koo dund. moom laay wax. dañ koo dund nañu ñàkk wormal bi nga xam ne nguur gi dina ko ñàkk wormal ay adversaire Khalifa Sall dund na ko moom mi nekkoon ci kaso bi ku ci nekk ñun dund nga ko d'une façon ou d'une autre. ma jàpp ne man politique du loolu te loolu war na bokk na ci li ñu war a dindi ci réew mi démocratie lañ nekk foog naa loolu ñun ñëpp ànd nañ ci. démocratie nag man dama jàpp ne day am ñuy jiite. am ñu nekk ci kujje gi ndax loolu le peuple bi dogal ndax bu élection jotee ba ñu jox kàddu gi askan wi moo naan man de ñii laa wóolu wala kii laa wóolu ñamu wóoluwul wala ka mu wóoluwul kooku day jàpp ne wóolooguñ ko donc day dem defaru yiwaat waaye du teree nag ci diggante boobu ku nekk sorol te ñu nangul la ko opposition bi rôle am mooy bu yaakaaree ne la nguur gi di def du noonu mu wax ne na muy defee du noonu ba pare wax nu mu yaakaar ne noonu la ñu war a defee. nguur gi aussi la mu war a def mooy bàyyi xel opposition bi ku jéggi ci li muy wax bu dee yaakaar na ne li ku jéggi di wax am na lu ci baax mu dugal ko ci ay politique am bu dee yaakaar na ne aussi dara baaxu ci mu nangul ko. parce que loolu laay wooyee droit à la différence démocratie principe bi 2 principes la ci tubaab nag laa ko mun waxee. principe bu njëkk bi mooy nga nangul droit à l'erreur bu nguur gi. nguur gi waaw. nguur gi aussi nangul ku jéggi droit à la différence. ñaar yooyu bu ñu ko nangoo ci biir démocratie war nañ mun ànd ci jàmm ànd ci salaam
malheureusement nguur gi fi nekk moom dafa ne nguur boo xam ne jàpp na ne mur bi moom day weex rek wala mu ñuul bu weexee xayrul bu ñuulee ku ñu war a duma la moo tax tey ku yëngu ci réew mi naan da ngay manifester ñu jàppale di nga li xew barki dem moo njaay ay membre société civile dem préfecture pour déposer ñu jàpp leen ba pare tuumaal leen parce que ku ñu bëgg tëj dañ lay tuumaal jàpp leen ne dañ doon def attroupement non autorisé teg ci nag ne am na ci kenn koo xam ne dafa saaga ñàkk wormal benn agent mu wóor la ne même ci ay sos ak ay tuuma dañ ciy jàpp nit pour toroxal la. mais est-ce que kooku booy defanteeg moom mën nga ne patt di noppi. non xam nga booy defanteeg ñoom dafa am ñaar dama koy faral di wax souvent ci samay waxtaan ak samay xarit damay ne ñaari façon maam booy defanteeg nit nga mel ni moom wala nga jàpp sa jikko man nag dama jàpp ne ku dul jomm ku dul rus man mun maa defanteeg moom parce que munumaa ñàkk jomm ni moom munumaa ñàkk rus ni moom donc wax nga dëgg defante bi dina métti waaye nag ñun nañ fexe bay defante ci su jikko ju baax même bu dee ñu yaakaar ni ñoom la ñuy jàkkaarlool ñoom jikkoowuñu jikko yooyu ñu yaakaar ne mooy jikko yu baax yi waaw mais nag coow li tey lu ko indi Souleymane Jules Diop dafa xëy toog ne Macky Sall ak Khalifa Sall ñu ngi gisante di wax am na wala amul amul wax jooju nga xam ne Souleymane Jules Diop wax na ko du waxu dëgg niroowul ak dëgg méngoowul ak dëgg Khalifa Ababacar Sall te tey dinaa ko wax fii ndax man am na lu ma ci xam Khalifa Ababacar Sall ba Macky Sall faloo ba léegi 2012 ba léegi ñetti yoon la mës a gisante ak Macky Sall bu njëkk bi c'est 3 ou 4 mois après ba ñu falee Macky Sall ci 2012 laa wax maanaam su ma juumlee juin wala juillet 2012 Khalifa Sall dégg lu baax lu nga papale en sa qualité de maire de la ville de Dakar moo demandé audience au président de la République pour ñu waxtaanee mbirum Dakar man mii toog ak yow man maa préparé fiche d'audience yi ñetti fiche la woon benn bi c'est sur les questions fiscales benn bi sur les questions financières benn bi sur les questions foncières question fiscale yi lan la woon dañu seetlu woon ni nafa mairie bi maanaam suñuy recette balaa ñu cee jot balaa ñoo jotali d'impôt yi mun nañu toog ci année bu door janvier mun nañu toog ba juillet août duñ ci jot te loolu day retarder recouvrement bi donc Khalifa ni il faut ma leen waxtaan ci président mu ñaax ay services am notamment service impôt pour ñu ñuy teel a jox suñu ay rôle d'impôt ndax ñu mën a ak dal xel waaw boobu mooy bu njëkk bi question financière yi mu amoon ay xaalis boo xam ne suñu diggante la woon ak mairie Dakar ak état bi Khalifa bëggoon ci waxtaan ak président pour ñu trouver ci solution ñetteel bi question foncière la woon maanaam xam nga Dakar ñëpp xam nañ ne li gën a nekk problème mooy assiette foncière pour def ay projet mairie bi amoon ay projet yoo xam ne pour am ay terrain dafa xawoon jafe ñu ci waroon waxtaan d'ailleurs sax ci waxtaan boobu le Khalifa Ababacar Sall ñaan président de la République mu signé décret bi nga xam ne moo tax tey ñu gën a yokk cimetière Yoff yi parce que cimetière Yoff yi dañoo seetlu woon ne xatoon na daanaka mi ngi doon waaj a fees ci la ñu président en janvier 2013 signé le décret portant extension du cimetière en fait portant expropriation pour cause d'utilité publique pour permettre à la ville de porter le projet d'extension du cimetière loolu mooy waxtaan bu njëkk bi juin wala juillet 2012 deuxième waxtaan bi 2014 la boobu nag moo am solo mooy liste ya waaw man maa toog suma kër 14h Souleymane Jules Diop woo ma ne ma dama bëggoon ak loo mënti def nga def ko pour que président ak Macky ak Khalifa Sall mën toog tey président dafa bëgg toog ak Khalifa Ababacar Sall pour ñu waxtaan ci affaire liste yi ma ne ko Souleymane man de fi ñu toll nii maa ngi suma kër waaye normalement on a réunion à l'hôtel de ville à 22h la réunion de notre coalition dinaa gis Khalifa bu ma yeggee dinaa ko wax 22h ma yegg toog bureau Khalifa ak ñeneen ñi ñuy waxtaan ba ñu wax jooju ñëw ma wax Khalifa ne ma am na sax keneen ku ma woo di ma wax la même chose ci biir waxtaan bi Souleymane Jules woo ma ne ma maa ngi nii biir hôtel de ville Khalifa laay jël si Khalifa ne woo ñu ñëpp dajale ñu xawmatuma ñu fa nekkoon mais mun naa wax ni ku mel ni Moussa Taye nga fa woon ku mel ni Moussa Tine nga fa woon ku mel ni Birakan Ndiaye nga fa woon am na yeneen aussi grand responsable yu fa nekkoon mu ne maa ngi nii damay dem wuy ji président comme daf ma soxla mu dugg ci biir oto Souleymane Jules Diop xam nga oto bi ku ci nekkoon waa di Fall
ñu ànd dem ci président xaw ma nag ndax ñoom fekke nañu audience bi ou pas mais xam naa ne daal ñun ñu toogoon di xaar Khalifa ba Khalifa dellu see après minuit bi nee na déggoowuñu parce que bu ñu déggoowul. liste taxaw Dakar du am waaw si logique. déggoowuñu ñu ne ko ndokk parce que ñun suñuy liste pare nañu. suñuy candidat pare nañu. ñu dem di yàlla di def yàlla may ñu ndam. sur 19 communes ñu jël 15 yi. ñu koy sant yàlla ak di ci gërëm sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu wóolu. boobu mooy ñaareelu audience bi. ñetteelu audience bi nag réeróowu mbir kenn mooy le 24 mars 2020 te ñëpp xam nañ ne président moo sàkku recevoir ay opposants am. mais foofu nag laa lay wax lan la fa Khalifa Sall wuti woon sénégalais yu bari xam nga lu tax ñun loolu la wax la loolu Babacar Touré. président dafa ne je reçois l'opposition parlementaire man ki nga xam ne moo ma tëj kaso ma fexe ba doon député mu lijjanti ba yëkkati sama unité parlementaire loolu yëpp pour toroxal ma la ak aman ni mu ko lijjanti ñëpp xam na ne c'est scandale mënu ko gën a rëy dans l'histoire politique Sénégal ñu dindee immunité parlementaire ñu ne déetawaay balaa condamnation bi wàcc mu révoqué ma poste maire à quel titre la mën a recevoir Khalifa Sall. waaw kooku xam nga question boobu kan xam wax nga léegi ne président daf ne recevoir opposition parlementaire. waaw ba pare moom moo woolu Khalifa Ababacar Sall donc moom ngeen war a laaj lan moo tax mu woolu. mais Khalifa Sall tamit amoon na sañ-sañ na ko président man yaa ma jëlee assemblée nationale donc du ma député. xam nga lu tax sañ-sañ boobu du ko jëfee. waaw parce que boobu réew mi moo soxla. xam nga mais mën na wax ak réew mi parce que ndajeem boobu man dama jàpp ne Babacar Touré mënoon na toog. comme ni mu ko defee fan yee passé def na benn déclaration ci wax ci wàllu Covid bi ça pourtant mu président recevoir. xam nga lu tax mu warul woon demee noonu parce que dañ ci amoon xalaat li mu fas yéene woon def dañ ci amoon xalaat il fallait que ñu jébbal ko suñu xalaat bu ko jëfee baax na bu ko jëfee baax par exemple tey mën naa la wax benn xalaat tey au lieu nga doon jël xaalis doon ko jël di ko naan da nga koy distribuer nit ñi wala da ngay jënd ay sukk ay aide alimentaire di ko jox nit ñi. mool nañ ko xelal ne ko TVA bi nga xam ne moom moo nekk sur les produits de consommation courante. teggi ko comme ça ku doon jënd saaku ceeb 11000 francs nga jëndee ko 8000 francs. mais loolu doyul Macky Sall xam lan moo ko neexoon ci audience boobu benn objectif la ci amoon Khalifa Sall wuyu si na ma pale loolu rek la ci c'était politique. mais xam nga papa lu tax ñun loolu du ñu gêné c'est-à-dire bu ñu wuyu woon Macky Sall ci loo xam ne du njëriñu askan bi ci la ñuy am kersa. waaye daf ñoo woo publiquement ne ñu waxtaanee loo xam ne mbas moo xam ne ba ñuy dund ba léegi en tout cas ñun suñuy génération musuñu gis lu mel nii mu lëmbe adduna bi yëpp lëmbe réew mi ñu am ci tiitaange trop bu ci wooyee Khalifa Ababacar Sall. man dama yaakaar ne en tout cas bokk naa ci ñi xelal Khalifa Ababacar Sall mu dem wuyu ji. wuyu ji wax ci xalaatam wax ci ni ñu ko war a jëfee parce que booba man dama yaakaar ne la ma doon wax sànq sax ci lay dellu si dañ doon def li ñuy wax on devait faire nation maanaam dañu waroon booloo parce que comme en temps de guerre bu ñu amee un adversaire wala un ennemi commun foog naa ne la ñu boole ñub yépp war nañ ko mun teg wet ànd nekk benn dindi fi loolu ba pare jubluwaat suñu ay mbiru bopp boobu ci loolu lañ tolloon moo tax Khalifa Ababacar Sall dafa waroon wuyu ji non seulement wuyu ji mais aussi wax xalaatam président ci li nga xam ne yaakaar na ne noonu la ñu war a jëfee maintenant que président jëfee ko wala bañ ko jëfee loolu mbiram la parce que moom la askan wi dénk réew mi mais ñun lu doon suñu responsabilité moo doon wuyu ji bu pare wax ko la ñu xalaat ne noonu la fii ma yeggal yaram dama ne ñetti yoon la Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall gisee ñetti yoon yooyu boo seetloo bu ci nekk wax naa la kañ la woon lan lañ waxtaanee en fait lan moo sosoon waxtaan bi léegi man dama bëgg Souleymane Jules Diop bu dee li muy wax moom jàpp ne na dëgg la na wax audience bi muy wax kañ la am à part ñett yooyu fan la amee ak lan lañ doon waxtaanee xanaa loolu wax day jeex. loolu yomb na ni ma def tey jii nii ñëpp di ma déglu te lépp lu mu wax ma mun ci ay seede Souleymane Jules Diop nañu wax rencontre bi muy wax walla rencontre yi muy wax kañ la am fan la amee nañu wax at bi weer bi bés bi ak waxtu bi parce que man loolu laa def. ba pare ma yaakaar ne tey. bu doon audience wala rencontre yooyu am na Souleymane Jules Diop ba nekk bitim réew 2019 ba léegi moom moo ko gën a yëg ña nga xam ne tey ñoo ko gën a jege Macky Sall
lan moo tax ña nga xam ne ñooy liggéey Macky Sall bu guddeeg bëccëg jege ko kenn ci ñoom tey yëkkatiwul kàddoom di confirmer la nga xam ne moom la Souleymane Jules Diop wax may wax sax ne di nga Souleymane Jules Diop li mu wax da ngeen koy déglu émission bi pour comprendre wax ji lan la ci jublu parce que dafa dooree ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci falu Macky Sall bi bañ ko fale Macky Sall dàq ko ci gouvernement bi génne ko ci réew mi mu mel ni da koy naqarlu. ah il a dit que il est frustré. waaw donc tey bëgg dellu siwaat ci jege ñaale Macky Sall moo tax mu yaakaar ne bu defee déclaration yu mel nii dina mun bokkaat dans le jeu boo leen seetloo sax barki Demba Ndiaye ñu ngi annoncé 30 guerriers de la communication. yoo xam ne Macky Sall teg na ko te Souleymane Jules Diop bokk ci. donc sorile boobu ñu ko sorile ci mbiru nguur gi loolu moo ko merloo moo ko frustré mu bëgg ñëwaat dans le jeu te comme mënul tudd Karim Wade ndax Karim Wade ngi fële ca Doha ñëpp xam nañ ko. mënul a tudd keneen Khalifa Sall moom mooy le bouc émissaire désigné pour servir son intention d'avoir le buzz. buzz ba mu doon wut nag malheureusement yéen nitu média yi jox ngeen ko mais ci ay kàddu yoo xam ne je le répète. non joxuñu ko ko. joxuñu ko peut-être que fa mu ko waxee ñoo ko jox buzz boobu parce que man su jàkkaarloo woon man wax ko dinaa ko ne ko yow mi nekk France noo mën a xamee rencontre bu am fii Sénégal. non mënoon nañ sax teg leen ba mu ko waxee foofu. kañ la woon fan la woon parce que wax sànni mooy li gën a yomb. waaw wax sànni mooy li gën a yomb man de ku ñëw ne ma Pape Alé gis na président. dinaa ne ko kañ la woon fan la woon. ak jour bi. waaw boo ma ko waxee. ma ko doo xam ndax c'est vraisemblable ou pas. waaye. waaw léegi ju bëri dañuy wax ne est-ce que Khalifa Sall am na une bonne équipe derrière lui. waaw loolu question bu am importance la parce que dina am solo trop ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci. autour de waaw wetu njiit yi parce que bu yàlla defee ñooñu njiit googu falu am ñu bëri yaakaar nañ ni ñooñu nekk ci wetam lay àndal ci yorin bi nga xam ne moom la yore li ñu ko dénk. may dalal xelu nit ñi xam nga Sénégal malheureusement dañu jàpp ne ña ñuy fës wala ña ñuy dégg rek ñooñu ñoo nekk ci. wetu njiit leader bi. te man. ah kon na ngeen am ay gars yu làqu. mais du làqu sax mais ku ci nekk ak njëriñ ba nga am. am na la ngay def waaw am na ñoo xam ne peut-être ñoom la ñuy xiir ci nekk ci rajo yi ci télé yi am na ñoo xam ne ñoom la ñuy xiir peut-être ci bind. wala xalaat am na ñoo xam ne ñoo nekk ci terrain bi ñooy mobiliser ñooy organiser donc ñooñu ñëpp ñooy def équipe mais bu ñu yaakaar ne équipe bi mooy ñi ñuy dégg wala ñi ñuy gis rek ma mun la jox firnde ci man avant ñuy tëj Khalifa Ababacar Sall ci kaso bi daanaka kenn doon woon gis ci télé wala ci rajo. parce que du style bi nga. xam ne mais xamoon nañ la. waaw xamoon nañ ma ci parti socialiste mais du li nga xam ne man moom laa jiital man dama yaakaar ne fa ma gën a amee njëriñ foofu laa war a yem du ci ñëw ci télé yi wala ci rajo yi am na ñu ma ko gën a mën ñi ngi koy def nañ leen ko wëccee man am na feneen foo xam ne mën naa fa amal njëriñ mouvement bi nga xam ne moom laa àndal. mais may dalal xelu nit ñi Khalifa Sall ñam war a àndal la àndal te du ñuy forcément ñi nga xam ñoom la ñuy dégg wala ñoom la ñuy gis ku ci nekk rek ca la nga war a nekk te ña nga ca war a nekk wax naa la sànq. ñu ngi ci xalaat boo xam ne mi ngi comment organiser notre mouvement taxawu Sénégal ak quel projet proposer aux Sénégalais. mbaa doo ngeen ko bëgg a def parti politique. non ñun plateforme la. waaw boo leen ko defee parti politique du leen jox récépissé de. non ñun plateforme la encore une fois Khalifa wax na ko plusieurs fois aujourd'hui on est dans le nouveau modèle d'organisation. li nga xam ne moom la ñuy nag plateforme la parce que plateforme moo gën a yaatu mooy gën a xajal. nit ñi. parce que am na ñoo xam ne ay militants lañu parti la ñu xam. mais ñu ci ëpp ci Sénégalais yi xamuñu parti xamuñu militant. ñoom bëgg nañoo bokk mais sans am ay contraintes yi nga xam ne moo am ci parti yi moo tax bu ñu réfléchir. dañu ne dañuy teg plateforme maanaam lël boo xam ne mooy gën a yaatu. boo xam ne ku nekk am nga ci wàll ku nekk xaj nga ci loolu lañ nekk incha allah ñu ngi ci aussi travailler sur un projet bi ak plateforme bi nag moom la ñu bëgg Khalifa porter ñu ko. ok. léegi li jaaxal ñëpp yéen a ngi woon ci dialogue politique bi. waaw yéen a ngi fa woon. ñu ngi fa woon. loolu lañ fa doon wuti. xam nga dafa am ñaar dafa am dialogue politique d'ailleurs sax tu as raison de distinguer de dire dialogue politique dafa am dialogue politique ak dialogue national ñun bokkuñ ci dialogue national dialogue politique lañ bokk te naa la wax lu tax parce que ñàkk teew ci jotaay yu mel noonu
moo ñu jural li ñu dal nii yëpp jamono ji yëpp moo ñu jural référendum boo xam ne dañ ko wëlbati moo ñu jural législative yoo xam ne dañ koo wàcc dañ koo wëlbati moo ñu jural présidentielle yoo xam ne dañ koo sàcc donc bu ñu tiré enseignement ci ñett yooyu yëpp dañoo jàppoon ne war nañu mun dem waxtaanee foofu lu jëm ci affaire élection affaire démocratie moo xam fichier bi la moo xam processus électoral bi la moo xam financement wu parti politique yi la wala moo xam même question wu liberté yi la dans notre pays parce que boo fa teewulee nguur gee fay teew moo fay nekk moo fay defaat lu mu bëgg looloo taxoon ñu dem ci dialogue politique mais dialogue national bi moom yónniwuñ fa kenn bokkuñ ci. fan la kii nekk Sarr. dialogue politique. fa la yem. fa la yem. rek. dialogue en tout cas ñun mandat bi ñu joxe mandat bi Khalifa Ababacar Sall joxe ci dialogue politique ba la yem. est-ce que ca la yem moom. ah loolu moom boo bu fi ñëwee incha allah nga laaj ko. baax la dinaa ko laaj mais li ma jaaxal mooy dafa am ñoo xam ne dañ doon ànd seen biir kóor ma jëkk ba si yàgg dégg ñuy sànnante ay pic dégg naa Barthélemy Dias par exemple sànni pic Bamba Fall ne Barthélemy dootul ñëwati Médina te yéen ngeen bëgg a nekk benn groupe bu suudee bu ànd ak Khalifa Ababacar Sall est-ce que doo leen ko affaiblir. waaw mais xam nga Pape doo politicien waaye yàgg nga ak politicien. waaw war nga xam ne yooyu mënu la ñàkk. ci biir lan moo ko indi. non xam nga est-ce que du li Khalifa waxoon ne man ñaari mandat laay def mairie de Dakar pare naa ci léegi ku nekk ngi bëgg a xëccoo su côté. waaw mais xam nga ku nekk am nga sañ-sañ ku nekk war nga am bëgg-bëgg ku nekk war nga ni man lii bëgg naa ko wala lii bëgg naa ko nekk ëllëg pour man loolu c'est pas malsain. mais war nañ koo mun def ci anam yoo xam ne anam yooyu dafa nekk anam yu set. te du leen affaiblir. affaiblir moom yaakaaruma ne dinañ ko def mais la bon mooy image ba ñuy jox. Sénégalais yi. maanaam ci kàddu yi wala ci jëfin yi mais affaiblir moom foog naa ne duñ ca yegg. ndax ña ca war a wax dinañ ca wax ña ca parce que yaakaar na ne bu ñu bokkee dal nañu fii ci législative yi kan moo war a jiite liste Dakar yu mel ni amoon na ci. bu ñu bàyyee ku nekk wax ba sa dënn jóg ña ko war a régler ba ñu toggee ak ñamu concerné mais am na ku jiite liste bi te ñëpp ànd nañ ci donc pour man ku nekk wax sa bëgg-bëgg wala ku nekk def sa comme ni ko mbëri defee. def sa bàkk loolu dara nekku ci. mais Barthélemy dafa jóge fii dem ba place Bamba Fall. waaw mais xam nga lu ci yoonam ci Médina. xam nga nag Ndakaaru lañ nekk. Ndakaaru mais lu ci yoonam ci Médina. non Bamba Fall du ñëw fii wax loolu. waaw mais déedéet dara terewul Bamba Fall mu ñëw Mermoz wax man de jàpp naa ne dara terewu ko maintenant nag li gën a rafet. te da ko tuumaal. li gën a rafet nag mooy kuy jóg di dem bërëb boo xam ne. voilà sa morom a nga fa mooy nga yëgal ko mu waajal la dalal la. loolu mooy li gën rafet bu dee da ngeen ànd. mais bu leen amee aussi gënaluñu te yaakaar naa ne ña ca war a dox dinañ ci dox à commencer par Khalifa Ababacar Sall pour que yu mel noonu ñu mën koo éviter à l'avenir. li gën a neex ci mbir mi dama koy denc parce que xam naa loolu moom laa bëgg da ngeen di dellu parti socialiste wala da ngeen di woo militant parti socialiste ñu fekk si leen ci li ngeen di def. xam nga wax naa la sànq bi may door. ne la Khalifa Sall le 21 octobre 2019. ñetti yóbbal lañu jox benn ay socialiste lañ ñaar ñu ngi ci opposition. non yéen socialiste de valeur ngeen di wooyee seen. non man terme boobu man ça ne m'engage pas socialiste la. waaw maintenant opposition lañ bokk te loolu moo am solo parti socialiste bi ngay wax socialiste lañ comme ñun waaye ñoom nguur lañ bokk te li ñu wuutalee ba ñu yegg si fii loolu man gisuma dara lu ci soppeeku. ba ñun ñu war a mun jël lañu yor di delluwaat ci kër gi naam sax kër gi kër baay la. waaw kër baay la leen fa kenn ëppalewu fa kenn. waaye comme ñoom ñoo fa nekk te ñoom ñu ngi nguur gi te ñun socialistes yi nga xam ne jàpp nañ ne ci ku jógi lañ bokk donc tey àndandoo boobu mënul nekk en tout cas pas ci biir parti socialiste. maintenant dafa am loo xam ne dafa am solo ku xam histoire du parti socialiste ba mu juddoo ba léegi xam ne parti la boo xam ne daanaka saay bu nekkee woon ci crise rek. Senghor wala da doon def ni da koy tas boole ak leneen jur lu bees. moo tax ñu jóge ca BDS ba ca PS en passant par UPS BPS ak yooyu yëpp maanaam saay bu parti bi nekkee ci crise quelle que soit nag nature crise bi moo xam crise de maturité la wala crise politique la da koy tas dugal ci leneen jur lu bees. kan moo mën a dox loolu. non loolu xam nga parti duñ ko nattee ci ñi ko jiite parti bu dee parti bu démocratique la en tout cas ci militants yi lañ koy nattee
donc man yaakaar naa ne militants yi nga xam ne ñoo nekk tey parti socialiste bis bu ñu tàyyee ci li nga xam ne moom lañ leen di proposer depuis 8 ans maanaam parti boo xam ne malgré démbam. yóbbaale ma rek. démbam tey dafa nangu langaamu ñu tàyyi ci langaamu bi bu boobaa ñoom seen bopp ñoo jógal seen bopp dox seen i ay dox pour seet nan la ñuy amee loo xam ne day nekk parti ba ñu xamoon mooy parti boo xam ne day wut nguur pour jiite nguur soppi réew mi. mais ci loolu Babacar man li ma jaaxal moo di lecture bi nga def ni lecture bu am solo la mais damay gis na Macky moom mi ngi travailler ci retrouvailles famille libérale soo xoolee bu baax a baax remaniement bi du remaniement sax dàq na nit dugal ay nit Idrissa Seck point du remaniement loolu parce que amul dara loo xam ne mën nañu tuddee comme remaniement mooy dàq na ay nitam dugal nitu Idrissa Seck di ngi frais di ndànk-ndànk dugal tamit waa Oumar Sarr. ndànk-ndànk te nee na pareegul mais loolu yëpp socialiste yi boobu parce que dégg na landing rek laa ci dégg mu ne les hommes de gauche doivent pouvoir se retrouver est-ce que loolu tamit. waaw xam nga ñoom même homme de gauche yooyu ngay wax qui doivent se retrouver ñoom am na jamono yoo xam ne nanguwul wuñu parti socialiste ne gauche la bokk ñooñu ngay wax noonu nanguwul wuñu ko woon man dama jàpp sax ne terme yooyu amul sens xam nga gauche moom boo koy wax suñu réew mi ça ne va voir rien au contraire safaan ba sax lay rencontrer parce que daanaka suñu réew suñu société càmmooñ moom mooy lu baaxul xam nga ñun ay socialiste lañ man mii di wax ak yow man li ma yaakaar mooy socialisme démocratique moo war a nekk suñu idéologie waxuma social démocratie waxuma socialisme démocratique laa wax socialisme démocratique boobu mun nañ ci ànd ak ñeneen mais li ma gëm mooy du ci entité yi fi nekk nii du parti socialiste du ànd jëf du déedéet day nekk lu bees parce que boo seetloo ñàkk ànd bi ñàkk ànd ci socialiste yi ak gauche ba ñu doon wax ñàkk ànd bi c'est plus des problèmes de personnes que des problèmes objectifs ñun problème de personnes yooyu ak de génération yi ñun concerné wuñu ba nga xam ne ñun suñu ànd suba war naa mën a nekk mais ànd pour mu nekk wala mu dëgër day am ci lu mu lalu mooy lan moo leen boole tey lan moo tax ngeen ànd pour ëllëg bu loolu leeree rek foog naa ne conditions yi dina mun réunir pour ñu ànd te yaakaar naa ne soreetul maintenant nag li ngay wax ci retrouvailles famille libérale xam nga buy Macky Sall di def retrouvailles famille libérale ba pare di jël ay morceaux fii te bàyyi piis ba. waaw piis ba mooy Ablaye Wade. waaw piis ba loolu du retrouvaille nag sa bopp la parce que boo foree morceau fii for morceau fii. te blogu tissu bi moom dugaloo ko. maa ngi na teg. waaw kon da ngay am njaxas rek waaye doo am mbubu. man dama yaakaar ni contrairement à beaucoup d'analyses pour man li muy def ça n'a rien de logique wala de cohérent du affaire retrouvailles famille libérale moom dafay régler un problème ponctuel rek. ak ñamu am. ban problème ponctuel. problème ponctuel mooy waajal condition yoo xam ne moom dina xool ndax lu mu nas la mu fas yéene ndax dina mën nekk wala du mën. mooy troisième mandat bi. yaa ko wax de waaye débat boobu moom dama lay ñaan rek ñu bàyyi ba beneen ñoo ñu dugg ci. lu tax débat au troisième mandat. lu tax parce que am nañ ci xalaat yoo xam ne pour man teel nañu ciy wax fi ñu toll nii. nañu xaar rek ba mu am lu mu ci wax moom. non moom nee na ku ko ci séntu doo ko ci fekk. waaw mais loolu la waxoon. mais loolu sax mooy xel te loolu moo méngoo ko yoon comme da nga bëgg ñu dugg ci débat parce que man contrairement à ce que beaucoup de gens disent problème bi bu posé woon temps Ablaye Wade c'est parce que dafa am une ambiguïté à la base Ablaye bañ koy fal constitution boobu dafa ne woon dafa dindi woon affaire limitation mandat bi bu leen fàtte. parti socialiste daf ko dindi woon. mu falu def constitution bu bees boo xam ne daf ko ci dugal donc moom mënoon sax am ay doute mais Macky Sall bañ koy fal constitution bi ko fal daf ne président ñaari mandat lay def. constitution ba mu soppi. durée bi rek la changé. waaw constitution ba mu sotti ne président ñaari mandat lay def waaw loolu jeexal na wax. durée bi rek la changé. waaw moom 7-5. condition boobu moom changé wul disposition boobu plutôt changé wul moo nekkoon bañ koy fal moo nekk tey donc lan lañ ñuy wax kan moo sañ taxaw ne mandat bu mu doon njëkk a def premier mandat parce que constitution bi li mu wax durée mandat bi 2 mandats la wax sans dire ndax durée dafa nekk durée égale. daf ne rek aucun naka la ko. ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. waxul plus de 2 mandats. de 7 ou de 5 waaw d'égale durée. donc ma jàpp ne débat boobu c'est un faux débat moo tax bugguma cee wax léegi nii. incha allah dinañ ci wax. moom de ndey ji mbili ji moom lu coow li di bëri yëpp nee na ku koy séntu ci 3e mandat doo ko ci fekk. mais bind na ko sax. waa ci livre nañ jàpp ci ay kàddoom rek ba xam ndax. mais nag xam nga lu tax ay kàddoom man mun ma cee jàpp.
rido may ga la. parce que waaw parce que référendum bi laata ñu koy def am na ñu xayma ne au moins 15 fois ak fu ne ci àdduna bi wax na fi ne mandat wu 5 ans lay def. ah c'est vrai de. waaw xam nga kooku kàddoom moom doo ci dóor sa doom. léegi nag am na beneen kàddu boo xam ne tamit soxal na leen. yéen ki ngeen bëgg a ngemb. il est inéligible non. Khalifa Sall kenn mënu koo fal de tant que affaire ñu ngi wax sax ay loi d'amnistie ak yooyu yëpp. waaw d'abord ci loi d'amnistie bi. li nga xam ne moom laa bëggoon wax information la boo xam ne daanaka man ak yow ak ñeneen ñoo ci yem ñoo ko yëgee ci journal bi ko publié ba jàpp ba ma foog ne peut-être. mais ay député ñoo ko wax. waaw ay député ko wax ñoom la engagé parce que effectivement ñoom ñoo am sañ-sañ boobu. mais may fàttali ne amnistie du loi boo xam ne ay nit la concerné kenn mënu voter loi amnistie pour Khalifa Sall wala Karim Wade amnistie ay jëf lay dindi mais du seppi nit. crime économique lañ koy dugal. waaw mais li ma bëgg wax mooy. moom buy def loi d'amnistie crime économique la ciy dugalaale ci affaire contrat pétrolier yeeg yooyu. waaw moo tax sama raisonnement noppeegul kay c'est-à-dire comme amnistie xam nga dama gis ñu ne loi d'amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade comme si ñoom lañ ko jébbal déedéet ay fee la ñu bëgg dindi maintenant moo tax li gën ku dal bokk li nga war a def mooy xaar ba ñu indi projet de loi bi nga xool lan mooy objet yan infraction le viser ak ban période le viser. parce que bu boobaa ngay doog a am marge pour mën commenter wala apprécier waaye dégg ne am na loi d'amnistie rek nga ne pour Khalifa Sall wala pour Karim Wade la man loolu sañu ma ko damay xaar ba projet de loi bi génn. ma xool si yoon xool objet bi lan moo ci nekk yan type d'infraction la ñu viser. ensuite yan période la concerné ndax 2000 ba 2012 la concerné wala 2012 ba 2024 la concerné loolu kenn xamaguñ dara ba ciy mën wax donc dañu xaar projet de loi bi génn ñu wax ci. maintenant concernant affaire éligibilité ou non de Khalifa Ababacar Sall man loolu foog naa ñu bëri xam nañ ni li ma ci wax naa ko ba conseil constitutionnel rendre des décisions am dama ciy dellu si waat le conseil constitutionnel def keroog ci 2019 teguwul ci yoon méngoowul yoon dañ leen jox benn commande ñu exécuter ko ñoom ak juge yi nekkoon ci procédure boobu yépp Khalifa Ababacar Sall amul dara lu ko war a mun tere bokk ci élection yi. C'est une décision politique qui a été rendue par une juridiction politique. D'ailleurs, conseil constitutionnel ñëpp xam nañu juridiction politique la donc ay décision politique lay rendre pour rendre service à un candidat de l'époque am na lu ma ci waxoon te loolu tey laa ko gën a dëggal donc ci yoon amul dara lu war a mun tere Khalifa Ababacar Sall mu nekk candidat à une élection. parce que décision boobu nag. parce que décision boobu nee naa la méngóol ak yoon dafa nànk rek xam nga moom dafa viser article L31. ci décision ne Khalifa Ababacar Sall suivant les dispositions de l'article L31 n'est plus électeur. or boo xoolee article L31 daf ni nul ne peut être inscrit sur les listes. maanaam man mooy li ma wax toog buntu la barrière à l'entrée la pour ku bëgg dugg koo xam ne bëgg inscrire ñun la non mënoo inscrire ndax lii ak lii ak lii mais ku inscrire ba pare article L31 concerne parce que Khalifa Ababacar Sall ci dossier bu mu déposé conseil constitutionnel. inscrire carte d'électeur am mi ngi ci foofu lañ jublu bi jógee. parce que article L31 boobu ñu visé du article bu baax parce que article boobu bu Pape Alé jógoon inscrireul bëgg inscrire mun nañ ko ne yow mënoo inscrire ndax lii ndax da nga bokk ci cas yi mais ki nekk ci biir ba pare kooku benn article la ko doon réglé mooy article 42 mooy ki ñu bëgg raje te kooku pour nga raje ko ministère de l'intérieur mooy jël arrêté raje ko. bu ko mais loolu xam nga ba foofu laa leen di wax ne da ngeen dal xel trop yooyu dafa saf Macky Sall. waaw mooy li ma wax. mais ça veut dire que yooyu day jël téléphone am allo Antoine Diome radier Khalifa Sall de la liste point raccroché du ci scrupule du ci moralité du ci yoon wax yoonam ne wu ci loolu. waaw mais xam nga wax naa la sànq ne la xeex ak ku dul jomm dafay jafe effectivement bu dee da nga am looy jomm waaye du la tere xeex parce que lii ma lay wax nii. lu tax nga koy def pour ñi nga xam ne bokk defee nañoo seen. question de principe. voilà mooy li ma waxoon sa benn naataango rek bu mu ne la moo tax ngeen dem ci juridiction yi tout en sachant da ngeen di perte ma ne ko da ngay dem parce que da nga war a dem ndax suba kenn du ne demoo woon ci kanamu yoon ensuite da nga leen di tiiñal. parce que adduna yemul tey di décision yooyu ñuy génne dañ koy jàngale après ci fac yi suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët dañ ciy jot te bu ñu jotee nañ xam ñan ñoo ko rendroon te dinañ wax seen xalaat ci ñooñu te loolu dafa am solo xam nga lan moo des ci suñu démocratie bi fii Sénégal. ñu passer d'une démocratie institutionnelle et partisane à une démocratie d'opinion
c'est-à-dire il faut que ñu am culture ñun si suñu biir réew mi ku nekk bu la njiit wala borom ñu ko waxee borom responsabilité jëlee décision boo xam ne mën na laa lor wala da lay gaañ nga yóbbu ko ci yoon. bu ñu xamee ne léegi yooyu mën na leen cee fekk bu yàggee tuuti nañ xoolaat li ñuy def moo tax souvent dama koy wax et c'est dans notre projet 2019 tey dañu multiplier centre de décision yi ñaata maire ñoo am ñaata préfet ñoo am ñaata gouverneur ñaata sous-préfet chaque jour ñu ngi jël ay décisions yoo xam ne day lor wala muy gaañ ay nit mais ku ko ci bëgg attaquer foog nga ñëw ba Dakar dem ba Cour suprême lan moo ñu tere suñu biir tribunaux yi nekk ci gox-goxaan yi ñu créé fa ay chambre administrative yoo xam ne yow Pape Alé bu la maire u Dakar Mermoz Sacré-Cœur defee loo xamal ko rek foofu ngay dem directement attaquer ko et puis dans un référé administratif maanaam décision boo xam ne ci ñaari fan da nga ca jot parce que démocratie loolu moo ko évoluer il faut ñu fexe am yu mel noonu am aussi une opinion publique boo xam ne day am taxawaay boo xam ne même bu politiciens yi déggoowee ci dara opinion publique boobu moom da leen di wan ne li ngeen taxaw man ànduma ci. moo tax bu ma déggee ñuy wax Sénégal démocratie la dama ciy ànd ci benn côté démocratie la mais démocratie d'appareil la maanaam démocratie institutionnelle démocratie des partis politiques balaa muy nekk démocratie bi nga xam ne mooy démocratie majeure il faut que mu glisser vers une démocratie d'opinion avec plus de participation et d'inclusion citoyenne. Très bien alors Babacar ce dernier message lan la. man gannaaw bu ma la gërëmee sant la ensuite ndokkeel la aussi ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def xanaa rek dalal ñi nga xam ne sénégalais mooy li nga dooree woon sànq ci ñi ne tekk-tekkaaral Khalifa Ababacar Sall ma leen di wax ne tekk-tekkaaral boobu du dara xam nga ku xam Khalifa xam nu mu jikkoowee xam ne du nit ko xam ne bëri coow wala wax la mu war a nekk mi nga ca te ci kanam tuuti nit ñi dinañ xam ne tekk-tekkaaral bi yamul woon ci loolu liggéey la àndaloon te liggéey boobu bu ñoŋee Sénégal yi dinañ ci jot parce que tey la ko Sénégal gën a soxal tey la taxawaayam gën a dëgër leneen lu ñu wax moo comme ni waxu kasaw-kasaw yu Souleymane Jules Diop wax ay waxu tappale la Khalifa Ababacar Sall taxawaayam tey la gën a dëgër ci kujje gi tey la gën a dëgër ngir réew mi ak askan wi. Babacar Thiéba maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm mbokk yu ñu den seetaan di leen dig daje ci benn émission autour du micro incha allah.